بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل الطريقة الفائزين. أما بعد، قال الشيخ أبو الوهاب أبو المواهب عبد الوهاب ابن أحمد الشعراني في إرشاد الطالبين إلى مراتب العلماء العاملين، وكان رضي الله عنه يقول الكرامات آثار المعجزات. kon fi ñemoon ci li nga xamante ne moom moo aju ci nitu yàlla yi yu mag yi radiyallahu anhum, maanaam seen xam-xam yooyu nga xamante ne yooyu la imam ash-Sha'rani radiyallahu anhu bëgg a leeral. waaw ba waxu imam Junayd boobu radiyallahu anhu biñ ne ko ana fan nga kii sa xam-xam bi foo ko amee lu tax li ngay wax man du ma dégg sa sëriñ yi di ko wax. mu ne xanaa toog ci escalier bee daal perron bee daal lu war a tolloog ci kanamu yàlla toog fa lu war a tolloog fanweeri at ci laa ko amee. waaw am na yeneen yoo xamante ne tamit romboon nañ ko ba waxu Abu Sa'id ibn Abul Ashir radiyallahu anhu bi mu doon wax naan biñ ko laajee lan moo tax doo bind téere pour taalibe yi di leeral wax nitu yàlla yi mu ne dafa fekk ne nitu yàlla yi nag ñoom dafa fekk ne taalibe moom xolam muy téeram. waaw imam al-Junayd radiyallahu anhu doon na wax naan gëm yàlla maanaam gëm suñu kàddu yi kooku wilaaya la. fi ñu jeexale nag mooy fi mu doon wax naan maanaam tudd jël wax di ko wax fa ñi nga xamante ne ñoom ñoo yelloo dégg wax ja ñoñom di ko fa tudd loola lu rafet la. waaye am ma di tudd wax foo ña nga xamante ne moom du ñu ñooñu wax ja kooku awra la maanaam ab ay bu rëy rëy la. wakaana nekkoon na rab yàlla gërëm allah bur yàlla anu ci moom yaqul daan wax naan alkaramaatu karama yi maanaam mooy miracle yenn yi di def asaar yi kii wàllu yi di def asaar jeexitalu al mu'jizat mu'jiza yi la maanaam mooy karama yi wàllu yi yeneen yi di def maanaam miracle yi yeneen yi di def alayhi salaatu wassalaam. wakamakem li nga xam ne maanaam mooy yeneen yi alayhi salaatu wassalaam seen miracle yi ñuy def loolu mooy maanaam wàllu yu bu doon ne yenent dëgg maanaam yàlla mën na koo may loola le fait que muy def moom it ay miracle yuy jaaxal nit ñi. wa kamaakem ni nga xam ne yasulu dana jokk dana yegg al wàllu bi ilaa izhaari ci di feeñal maa loo xam ne toojesu day lottal al uqulu xel yi an qabulihi wëllif nangu ko fala jarama mooy aayul moos maanaam du tum ranke moos an yoxtaa ci mu ñu jox ko moom wàllu bi al quwwata kattan fil fahmi ci dégg-dégg ilaa xaddin ci maanaam dëxale goo xam ne yàq fu dana taxaw duna koo wëllif ko maanaam ci suuf te rodam al ilmu xam-xam comme ni nga xamante ne ab yenent ab wàllu yu noonu la ko yàllay maye ay miracle nii ci biti loo xamante ne buñ nee la def na nangam am sama xel yow day am du mal à l'accepter tellement li mu def ni mu kéemaanee su fekkente ne loolu ci jëfi yaramam ji la loolu li muy tekkale mooy am xelam maanaam tumurankewul kon buñ nee la am xelam li mu yegg na ci compréhension ak intelligence foo xam ne xel yi ci des dañuy jaaxle ci ne ndax intelligence mën naa yegg foofu loolu maanaam lu logique la raisonnement logique la. wa kaana nekkoon na radiyallahu anhu gërëm allahu bur yàlla anhu ci moom maanaam imam al-Junayd ba tey wax radiyallahu anhu yaqul daan na wax kasiran lu bari nan inna li wér boor mooy al aarifina way naan di yàlla xam aarifina billahi ala aqdami ñu ngi ndëggu tànk anbiya yeneen yi alayhi salaatu wassalaam seen ndëggu tànk maam seen paay lañ topp aarifina billahi wa kasiran bari na maa loo xamante ne tahubbu dana wàcc alayhim ci ñoom min al xadara di jóge ci xadara al ilahi bay ko jóg buur yàlla nafa xaatun yoo xamante ne ay may la ay leer la ay ëpp la juudin yoo xamante ne yu tabee la boo xam ne ilaahi yun ngay ko jóg buur yàlla fa yukshafu ñu wuññi lahum ñeel leen an umurin ci ay mbir yoo xam ne te tax xayyaluha maanaam dana ko
xayaal maanaam dana ko imaginer al uqulu xel ya fa yaraa mu gis al ulama borom xam-xam ya bihaa ci moom walaw an safa maanaam loo xam ne maanaam an umurin wëlif ay mbir yoo xam ne te xayaloxaa dana ko xayaal al uqulu xel ya maanaam mooy lan mooy bari na loo xamante ne ay mayu yàlla la yoo xamante ne dañuy wàcc ci xadara tukkee ci xadara yàlla ba di ay may yu rëy yu wàcc ci wàllu yi ñu wuññil leen ñu dévoiler leen ay mbir yoo xam ne ah xel yi dañuy am du mal à l'imaginer waaw ñoom nag ñu gis leen ñu nekk ñu ko xam walaw an safa mu ne doonte mu ne bu doon may jàmm maanaam bu doon nangu dëgg al ulama borom xam-xam yi la awwaluha giñ naa ni kon doon nañ ko gëndale maanaam borom xam-xam yi fa yara kon bu ñu gisee loola bu dee ñoom dañuy nangul rek ku leen raw ñu xam ne moo leen raw dëgg ñu nangu ne dëgg la nangam konantoon buñ déggee wax yooyu noonu wax wàllu yooyu konantoon dañ koy gëndale dañ koy interpréter ci anam gu rafet gu mën a jaare yoon wa amanu te dañuy gëm bi xaar ci moom kama kéem ni nga xam ne amanu noonu la ñuy gëmee bi xaar ci wax yu mel noonu wax yu tumranke yu kéemaane ala bu dawee ci alsunatu rusuli yi ci làmmina yenente yi maanaam wax jooju bu yenente yàlla mi salaam waxee lu kéemaane ñoom duñu ne du dëgg dañ koy gëm parce que daf leen dépassé le fait que wàllu yu mag yi wax benn affaire bu leen dépassé aussi c'est pareil parce que de toute façon da leen dépassé kese lii daf ko dépassé lay dépassé ko même bu dee niveau de dépassement bi tolloowul mais ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci nekk wax na lu ko dépassé te li ko waral mooy yow sa ñoom seenum xel ak seen intelligence ak seen compréhension moo gën a rëy sa bos loolu rek la wakaana nekkoon na moom al-Junayd ba tey radiya yàlla gërëm allah bur yàlla anu ci moom ida takallama buy wax maa bu doon waxtaan maa ashaabi ànd ak maanaam sahaaba yi maanaam taalibeem yu mag yi bu ñu muy àndal dëgg moom ñoo xam dañoo taxaw moom taalibe yooyu bu daan waxtaan ak ñoom fii seen ci benn mbir min ulumil qawmi ci xam-xami nitu yàlla yi yoxli ko day tëj abwaaba daari ci bunti këram yi day tëj bunti kër yi tëj lañ ko tëj wa yaxuzu mu jàpp jël nag mafaatihaha caabi ya nag yadawaha mu def ko taxta waraki ci ronu jekkikaayam maanaam day toog ci suuf caabi ji day jël caabi ji teg ko ci suuf toog ci wa iza qila buñ ko waxee la woon ñeel ko an fii zalika ci boobu mbir yaqulu mu ne buñ ko waxee ni ko wax lu tax loolu mu ne atuhibbuna ndax da ngeen a sopp an yarmu ci ñu jam ahlillahi nitu yàlla yi taala aji kaay bi zandaqati ci ne ñoom ay zindiq lañ zindiq mooy kàccoor bu rëy bandi pire international mais nag boo xamante ne day feeñ ci anamu maanaam nitu diine ab wóyu lay doon ku bon a bon saay-saay mais apparence bu gisee mais apparence bi voilà da lay wan ne moom buy ñëw doo gis comme ku sol li bandi yi sol di mel ni déedéet il est pas mal boo ko gisee tu penses pas qu'il est mal intentionné voilà da ngay def ne kilifa la ndekete wóyu la waaw ndekete ku bon a bon la ci suuf yàq rek ko jubal yàq rek ko tax a jóg mais nitu diine yi moom dañ koy détecter déet mën nañ ko bañ a détecter xam nga nitu diine yi am na ci tamit ñoo xamante ne ñoom dañoo rafet njort ci ñëpp loolu parfois mën nañ ko bañ a détecter parfois mën nañ ko détecter mais bu ñu muusee gën nañ ko détecter parce que dañ koy dégg muy wax yoo xamante ne day yàq diine ji wala muy def loo xam ne day yàq diine ji mais wax bi imam al-Junayd wax lan la ci jublu waaw li mu ci jublu mooy est-ce que da ngeen a bëgg wàll yi nit ñi jàppee leen ne ay zindiq lañ maanaam comme kàccoor yooyu lañ mel nga xam ne dañuy yor melo ñu bëgg diine ndekete yàq diine jëleen tax a jóg comme que maanaam mooy comme que bëggoo leen loolu am kon bàyyi leen ma balaa may wax ak yéen ci waxu wàllu yu mag yi si seen yenn affaire yi ngeen bàyyi ma bokk ma tëj samay bunt de telle sorte que ku mënul comprendre wax ji du fi ne parce que loolu la Seydina Ali doon wax radiyallahu anhu imam al-Bukhari indi na ko rahimahullah ci sahiham mu ne Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu dane haddisu naasa bima yafhamuna aturiduna an yukazzaba allaha wa rasulahu
boo leen dee wax ak nit ñi na ngeen leen wax lu ñu mën a comprendre seen niveau compréhension rek dee leen wax lu tolloog loolu est-ce que da ngeen a bëgg ñuy weddi waxu yàlla ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam loolu bokk na ci teggi moo tax nit buy jàngale tamit muy wax loo xam ne dafay général na wax lu général loo xam ne ñépp daañu ko mën a dégg wala buy wax muy wax joo xam ne ni dana nekk à la hauteur de la compréhension de ñi muy toogal wala ñi muy jubal wax ni lan ngay nekkee ci kanam ay awam ñoo xamante ne mosu ñoo xam dara ci diine ji ngay nekk ci ay affaire xadara yàlla ba ay kii léeg wax leen li gën a simple nee leen hey yii bàyyi leen yii lii baaxul lii baax na lii baaxul lii baax na yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo raw ñëpp ci yàlla kenn werante wu ko sallallahu alayhi wasallam du dëgg te pourtant ay waxtaanam ay waxam xool leen xadiisam yi ngeen xool ba xam di ngeen ci gis wax yu yoo xamante ne nit ñi duñ xam lu muy wax dafa xóot waaw te wax yu simple lay wax mais plein d'enseignement plein d'enseignement mais très simple à la portée de tout le monde waaw trouvé nga mot bi nag à la portée de tout le monde voilà moo tax wàllu yu bu demee ba nekk wàllu yu Muhammad yi noonu lay mel bu doon ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam à 100% noonu lay mel waxam day général matale kenn ku ci nekk selon sa niveau nga jël ci li nga ciy jël mais di wax yoo xamante ne kenn ku nekk danaan ah lii de waru ko woon a wax même bu dee moom xam na li mu wax sax loolu moom ça veut dire que ni moom da ngay wax wa kaana nekkoon na Ash-Shibli imam Ash-Shibli rahimahullah yàlla na ko yàlla yërëm kooku imam bu mag la borom xam-xamu ci borom xam-xam wàllu yu mag yi la bokk. kan ban période la. Maalikiyul mazhab la woon bari woon na waaw ay xadis yu mu jàng. mi ngi génn àdduna la 334 ginnaaw gàddaay Yonent bi. ñan la bokkul sallallahu alayhi wa sallam waaw mooy moom laa la wax nii xam nga 334 mooy ginnaaw juste moom période bi mu dund en fait mooy juste après ñoom Bukhari. rahmatullah alayhim maanaam ñoom Bukhari seen ginnaaw. moom ci la dund waaw mooy jamono ñoom Taxaawi jamono ñoom Ibn Abi Zayd al-Qayrawani Ibn Hajar déedéet Ibn Hajar yàggul Ibn Hajar les années 800 Ibn Hajar yàggul waaw c'est bien avant Ibn Hajar kay li ci kéemaane mooy dafa yàggul ba pare moom màgg ko waaw moom li ci kéemaane mooy loolu maanaam dafa ñëw ci jamono yu mujj yi ba pare raw mboolem ñi ko jiitu woon ba ci période du salafi Allahu akbar waaw non vraiment waaw mais imam Ash-Shibli bi ci ponkal wàllu yi la bokkoon waaw waaw voilà ci taalibe imam imam al-Junaydi bii la voilà taalibe la waaw waaw moo tax su koor daan ñëw moom da daan yittewoo di jaamu yàlla di màggal weer bi ci anam goo xam ne nit ñi dañ koy laaj mais lii la mu ne ah yàlla moom màggal weer yi man lu tax ba duma ko màggal kay jaamu yàlla waaw dégg nga moom kaana kon nekk na imam Ash-Shibli rahimahullah yaqra'u doon jàng ulumal qawmi xam-xamu nit yàlla ala ru'usil ashhad ci kanamu maanaam nit ñëpp rek maanaam fa zajarahu bu ko defee mu diingat ko maanaam mu jàjj ko wa ankara mu diingat ala yi ci moom maanaam imam al-Junayd radiyallahu anhu moo ko xam ne ko bu ko defati parce que Shibli taalibeem la moo tax Ash-Shibli bi mu nekkee xale moom lañ joxoon kii bi moom la sëriñam joxoon ak gaa yi ci des picc yi mais kenn ku ci nekk dama bëgg nga jël picc parce que lañu gis sëriñam da ko bëggoon màggal ko fonk ko wekk ko réyal ko lool taf ko ci boppam taalibe yu mag yi nag comprendre ñu lan moo tax xale bu tuuti bi sëriñ bi bëggee ko nii fan ko màggale ko nii mu jël kenn ku ci nekk jox la picc na dem ngeen rey ko fu kenn nekkul ngeen indil ma ko
ñoom ñëpp ñu dem rey seen picc Chibli yi dellu soit ak piccam buy dund mu ne ko lan moo tax mu ne parce que kenn nekkul laa gisul parce que fu ma dem gis ne yàlla nga di ma xool allahu akbar waaw dane ko fu la kenn dul gisee voilà boobu demal fu la kenn dul gisee mu ne parce que fu ma dem gis ne yàllaa nga may xool foofu ma xam ne kon munuma nekk fu ma kenn gisewul moo tax ma indiwaat mu picc mu ne leen gis ngeen lii tax ma bëgg ko ma fonk ko moom la laajoon sëriñ bi ne ko moom dafa sujjóot ba pare gis ne ruuxam dafa sujjóot xol mu sujjóotul xal bi mu dem wax sëriñ bi nag ne ko ndax xol ruux bu sujjóotee ndax dana yëgiti quoi mu ne ko mukk moo tax nit ki loolu la war a def fexe ba xolam sujjóot ruuxam maanaam sujjóotal yàlla bu xësee ba sujjóotal yàlla jeex na dootul yëkkati kooti même bu yaram bi sujjóotul sax xolam moom mi ngi sujjóotal yàlla gisoon nañ ko ci groupe wàllu yooyu Sadio Dioné yi muy sujjóotal yàlla ñu nekkee ci karamatal yaay waaw imam an-Nabahani waa kay dégg nga imam Ash-Shibli nag rahimahullah bi mu daan wax waxu nitu yàlla yi mu koy wax fu ne imam al-Junayd radiyallahu anhu da ko jàjj ba pare diingat ko ni ko bu ko defati wali hada loola tax jaala mu def a'immatu shariati imaamu sharia yi radiyallahu gërëm allah bur yàlla anhu ci ñoom tariq al-Junayd yoonu imam al-Junayd wa sahbi yi ak àndanoom def ko tariqan def ñu jàppe ko yoon woo xam ne muqawwaman bu jub xocc la boo xam ne dafa tegoo alal kitaab bi ci téere yàlla bi wa sunnati ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam duna ghayri wólif beneen yoon minal awliya keneen ku dul ñoom minal awliya ci wàllu yàlla yi ka Abi Yazid al-Bistami comme Abi Yazid al-Bistami wa radiyallahu anhu wa nahwihi ak keneen ku dul moom mi man ci ñi nga xam ne galaba noot na alayhi ci kawam alxaalu xaal gi fa inna Junayd li wér boor mooy imam al-Junayd yàlla gërëm allah bur yàlla am ci moom lam yazhar musul feeñ minu ci moom xattul mukk shatxun li ñuy wax shatxa mooy shatxaat yi mooy wàllu yu bu taxaw naan man nangam yàlla may na ma nangam mës naa def nangam de kii loolu noonu gis naa nangam yooyu noonu imam al-Junayd musul feeñ ci moom ànd ak ni mu ponkale woon du ko daanu ko wax waaw comme ñoom Cheikh Hadj Malick la meloon xam nga Cheikh Hadj Malick doo dégg mukk lool ci moom ànd ak walaay ni mu kawee mais doo dégg par exemple muy wax ne yàlla may na ko yëgati na ko maqaama sàngam egg na place sàngam moo raw ñoom nangam ak nangam doo ko dégg. pourquoi nga ñu gis différence bi am wàllu yoo xam ne dañ koy wax. voilà c'est parce que wàllu yooyu di ko wax nag souvent ñoom ñoo gën a tuuti parce que waaw lu ci ëpp ñoo gën a tuuti xam nga lu tax. naka lañ koy waxee sax gàddaan xaw ma wala lan lañ koy wax am na nuñ koy waxee de bi ci xaw ma neberet lañ koy wax xaw ma bi ci ganaar bu ko ëpp mi ngi ci jëkku kuy mu ne patak moom te ganaar gi moom foo ko fekk muy cëf maanaam xam nga li waral loolu foo fekk kuy tout le temps di magnifier boppam c'est parce que souvent moom nekkagul koo xamante ne day orienter nit ñi kese moom tamit parce que nit ki bu yeggee foo xam ne day orienter nit ñi day nekk point de repère moom day wax yoo xamante ne ñépp dañ koy yam moo tax souvent soo xoolee sëriñ diggante ñaari sëriñ ñoom ñaar ñépp ay wàllu lañ kenn ki moom dafa bari ay shatahaat mooy lu muy def loolu yàlla may na ma nangam yegg naa place sangam surtout ba ci wax parfois yenn yoo xamante ne xel yi duñ ko attan souvent nga xool ki ci des melul noonu dangay gis taalibe ki melul noonu ñoom ñooy gën a tegu ci sharia ñooy gën a jub ñooy gën a fonk diine que keneen ki taalibe bi souvent dañuy bëri ay caaxaankat ay kii ba pare di woote woo ci mboolooy waaja te loolu képp koo xamante ne da ngay gis rek da nga koy xàmmee ku loolu moom il suffit que nga ubbi say bët a gis ko yenent bi sallallahu alayhi wasallam moom laa la wax sànq du moo rawoon ñëpp te pourtant nekkul woon xam nga maqaama nubuwa moo ko dafa kawe bu de telle sorte que wàllu yi sax ñoom xamuñu ca dara
parce que daf leen a ëpp doole ñoom it ni ñu ëppee doole ñoom ñu loolu la leen lu ko raw la leen yeneen yi ëppee doole de telle sorte que mënuñu imaginer ci seen maqaama dara te pourtant xoolal yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ak yeneen yàlla sallallahu alayhi wasallam lan nga leen di dégg ñuy wax waaw doo leen dégg mukk ñuy wax yoo xamante ne doo leen dégg mukk ñuy wax yoo xamante ne wax yu kéemaan la yoo xamante ne daal day tax ba nit ñi di ci mën a sànkoo voilà d'accord loolu la nag loolu tax souvent waliyu Muhammad yi dëgg souvent nit ñi day tem ñu defee ne sax du waliyu nit ñi tem ñu defee ne sax du waliyu dañuy defee ne waa ji xam-xamu zahir kese la am ne kii moom xam-xamu zahir rek la am amul baatin dara li koy waral nag mooy da dul dugg ci domaine boobu souvent comme imam al-Junayd bi radiyallahu anhu comme d'ailleurs boo xoolee Cheikh Al Hadj Malick noonu la mel radiyallahu anhu moo tax dana wax na ne leen yar nit ñi ci anwaar bu leen yar ci asrar da leen yar ci leer di leen nàndal leeru yàlla leeru yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mais pas di leen yar ci ay secret waaw ay mbóot yor naa nangam kaay ma jox la benn sikar sàngam kaay ma def loola nangam waaw parce que yooyu souvent ñi ñuy yaree noonu souvent dérapage day bëri ci mbooloo yu mel noonu ba pare souvent loolu day laaj ay ndigal yu spécial yoo xamante ne gars yi souvent de génération à génération pour ñu perpétuer ndigal yooyu dafay jafe. conditions yi ci nekk day bëri. voilà day bëri. kon Moustapha waliyu Muhammadiya dëgg. waaw moom bu nekkee bu kawee yenn niveau yi. du wax. mais souvent li tax xam nga lu tax xut bu jamono yi dina but souvent loolu la xut bu jamono bi da ngeen di tase léegi ci métro bi ngeen waxtaan kii te doo xam ne moom waliyu la sax. waaw. xanaa dégg nga lu wax cour passé koo gis rek jàpp na mooy waaja. waaw si te pourtant mooy xutbu bi mais gars yi duñ ko xam nga lu tax souvent parce que da dul am nit ñi li ñuy yaakaare maanaam li ñuy bëgg a gis ci wàll yu ay affaires yu kéemaane yooyu moom doo ko gis ci moom souvent du feeñ ci ñoom. mooy apparence bi ngay wax. voilà ci apparence bi duñ feeñ ci ñoom dañ leen di gis rek di correct di topp diine duñ def lu bon nekk ci voilà te ci loolu tamit la ñuy yare taalibe yi. alors que waa ji. alors que ndekete wàllu yeneen yëpp moo leen raw mooy seen kilifa sax d'ailleurs. mais dina ko xam moom sax di nekk ci yow di sol ay costume ak yooyu jàmbat bàyyi. lépp mën na ko def. gars yi sax tam ñu defe ne waa ji du wàllu yu sax kii du dara ndekete bu gars yi demee fële ci assemblée nit yàlla yi mooy patron ba. waaw moo tax kenn du nattee wàllu yu ci affaire kiimaan yi ngay gis ci moom wala yooyu kenn mënu ko natt màggaayoo kenn mënu koo natt foofu. karamaat déedéet màggaay wàllu yu fi ñu koy natte mooy nan la tegoo ci yoonu sharia déggoo xanaa déggoo de Alaaji Abdou Aziz doon wax radiyallahu anhu sunna moo jafe bi mu ko doon wax sunna moo jafe sunna moo jafe noonu la ko doon waxee. c'est que moom Abdou des fois day wax ay wax bu simple dekk lu mu ci jublu moom. waaw bu xóot la bëgg a jublu. ah oui sunna moo jafe fekk bu doon wax Cheikh El Hadji Malick radiyallahu anhu xam nañ ko fii mu ne nangu naa sama sëriñ Cheikh Mouhamadul Hadi Touré radiyallahu anhu mu ne man ak moom ak Alaaji Malick mu ne moo ak Cheikh El Hadji Malick fii radiyallahu anhu mu toog nañ pendant 9 ans yoo xamante ne ñu ngi koy xool benn yoon la mës a gis Cheikh El Hadji Malick radiyallahu anhu rate maanaam ñëw fekk ñu sëlmal fekk julliwul ci mbooloo mi dafa sëlmal ñu ñëw ci jàkka ji ñu sëlmal benn yoon. en 9 ans. en 9 ans benn yoon la ko mës a gis 9 ans yi waaw 9 ans yi mu nekk ak moom mu gis ko ci benn yoon
te boobu dañ doon waxtaane benn masala diine ñu ne ah noot nañ gaaw dem bala ñoo rate julli gi ñu dem fekk gaa yi sëlmal jour boobu kese waaw mi ngi nettali ci téere bi muy nettali dundu Cheikh Hadji Malick radiyallahu anhu mu ne amoon nan moom bi mu doon jàng moom ak benn kuñ naan maam Maajoor ñoo doon jàngandoo ba ñuy jàngandoo ñoom ñaar ñu amoon benn ku ñuy wax ndeyu daara mooy comme ni mu daan ni mu doon amee ni muy amee sax te ba léegi ndeyu daara bi nee na Cheikh da leen daan wax ne nañ ñëw mu leen di fóotal seen yére mu leen di jox ay añ di leen jox yooyu mais Cheikh Hadji Malick la da ko doon daw bi ko maam Maajoor laajee lan moo tax xam nga lu mu tontu dañu kii de suñu ndey daara ji ku baax la sauf que dafa négliger sunna. Allahu akbar. ok donc moom gis na loolu. ak loolu la gis nga bu la ci kenn nax waliyu lu mu rek kawe kii la gën a kawe mooy ki la gën a topp sunna sunna mooy base bi de mooy balance bi ñuy xamee affaire sunna la ñuy mooy balance bi ñuy xamee affaire yi du leneen. donc waa ji du bëri miracle di def ay déedéet jàppal bàyyi di la wax lii. am na wàllu yoo xamante ne d'ailleurs Sëñ Tuubaa mi ngi ko wax radiyallahu ci Masaalikul Jinaan mu ne léeg-léeg di nga gis wàllu yu mu ne di nga gis wàllu yu boo xamante ne day mën a toog ak taalibeem di lab ci géej gi mu dem sauver ko nga gis ku ko féeti kaw foofu raw ko fopp te du man ci loolu dara du ko sax xam bu taalibe bi may lab du ko sax xam te moo raw waa ji fopp waaw oui maanaam sunna mooy base bi moom la ñuy xamee. mais idée bële dafa répandu trop Moustapha léegi gars yi dañuy bëgg nit yi def ay kii ay affaire déjà loolu ku koy xool mooy yàlla taxul a jóg ndax waa ji day def kéemaan ak ban kéemaan la mës a def ndax mës naa def miracle kooku moom ku koy xool mooy yàlla taxul a jóg yow ay spectacle nga bëgg a seetaan waaw dégg nga wakaanati nekkoon na maanaam kon imam al-Junayd radiyallahu anhu mu ne li tax boroom xam-xam yi sharia yi jàppe yoonu tasawuf bi ñu koy tracé ñoom ñëpp ñu jéng dem ci yoonu imam al-Junayd radiyallahu anhu parce que moom affaire yooyu musul feeñ ci moom dafa mës a topp sharia dafa mës a feeñ ci zahiram ni amul xaalam amul dara affaire yoo xamante ne yëfi xaal la déedéet naan ay daa xaaloog daa nekk ci xaal déedéet moom yooyu daanuñu ko gis dañ daan gis tout le temps mu nekk rek ci li yàlla bëgg ànd ak li muy kawe maqaama yëpp moo tax gis nga imam comme li Ibn Ashir wax rahimahullah fil aqd al ash'ari wa fiqhi Malik wa fi tariqatil Junayd salik waaw tariq Junayd parce que imam al Junayd moom la waa tasawuf yor moo tax boo xoolee chaîne initiative yi isnaadu waa tariqa yi da ngay gis tout le temps Junayd mooy ne ci biir day nekk ci yoon bi moom moo tax ñu tudde ko moo tax ñu tudde ko imaamu taifa imaamu yoonu tasawuf waaw dégg nga wakaana nekkoon na nga tax la wonu di meloo bi te lawuni ci melo kulli jalisin maanaam da daan waaw kulli jalisin képp ku mu toogaale min faqirin ci moo xam taalibe la wa faqihin ak boroom xam-xam fiq wa kaamilin wala nitu yàlla bu mat sëkk wa naqisin wala ko wàññeeku nitu yàlla la waaye wàññeeku na fa yaqumu mu daal bu ko defee dana jóg jalisuhu aji toogaaleem waxuwa teg moom raadin aji gërëm la wa zalika te lool nag dalilul mooy tegtale ala kamalihi ci matam moom radiyallahu anhu yàlla na ko yàlla gërëm maanaam imam al-Junayd radiyallahu anhu noonu la meloon da daan yor kulóoru da daan adapté wu moom da daan adapté wu selon ki muy toogal bu toogee koo xam ne taalibe la nga xam ne dafa xër mais taalibe bu xam yoonu nit yàlla la mais sauf que yëggagul fu kawe day wax ak moom selon niveau am
nekk ak moom bu toogee borom xam-xamu fiqh bu ñuy waxtaan ci fiqh da nga naan waa ji xamul dara ci des fiqh rek la xam bu ñuy waxtaan bu toogee wàllu bu mat sëkk da ngay gis ne wàllu bu mat sëkk la nga xam ne yii kii wàllu bu mat sëkk la bu toogee wàllu boo xam ne dafa yam niveau am dafa yam rek dafa moyen day waxtaan ak moom de telle sorte que kooku tamit day wax selon niveau am rek de telle sorte que ku mu mës a toogal boo jugee da ngay naan da ngay maanaam da ngay d'accord que ni kii jullit bu dëggu la du jullit bu baax la jullit pire la te loolu nag mooy wane ni dafa mat moom lañ la doon wax léegi ni loolu mooy wane ni kooku moom dafa mat wa bil jumlati li tënk mbir mi daal mooy fa kasaratul baax si bëri luññutu wal ji daal ak a diingat waa adamu taslimi ak ñàkk a jàmmal li kulli shay'in bi ñeel bépp mbir laa taxriqu du xotti al ijma bal li fi nekk toox mi day gumbaal day silmaxaal xalbal abdi xoluk jaam bi wa tuxrijuhu te da koy génne min mahallil qurbi ci bërëbug jegeñ yàlla ila mahalli tarri yóbbu ko ci bërëbug ku ñu dàqee ci pays yàlla bi maanaam doo bari looy diingat looy lu ñutu yëfi nitu yàlla yegg di leen diingat ak ñàkk d'accord ci li leen ak ñàkk leen a jàmmal loolu du tax ijma xotteeku maanaam du tax ne le fait que loolu la ñu war a def ñépp wax ko yow nga ni loolu amut niki noonu ñoom de toute façon dàggasante googu maanaam bariwul njariñ li ñu nekk kay mooy day xotti day gumbaal xolu jaam bi day tax ba nit ki xolam day mujj a gumba silmaxa dootul gaaw a gisati dëgg parce que wàllu yi comme niñ ko waxee woon ci chapitre 9 bi wàllu yi soo leen diingate bañ a nangu li ñuy wax wara nga bañ koo dëggal au minimum bu la jaaxalee ba jaaxal la parce que da nga jàpp ne dafa wuuteeg lu nuroog charia au moins nga ne ah man comprendre ma li ñu bëgg a wax mën naa noppi au minimum loolu la mais naan woy non de toute façon loolu gars yi dañuy wax rek mais loolu amul loolu mënta nekk nangam loolu day tax sa xol day gumba xol bu gumba nu ñuy mel xol bu gumba maanaam day bañ a gis dëgg ni bët yi bi ma ñee gisee bët bu gumba gis ngeen ni muy mel waaw xol bu gumba moom konte noonu lay mel moom it maanaam du gis réalité yi dëgg gi du ko mën a gis loolu lu mu leer ci kanam du ko mën a gis day jàpp ne sax maanaam sax da nga koy wax preuve bu évidente ci dëgg moom mu jàpp ne ci ay caaxaan nga ne ndax kooku en fait wàllu yu mag yi parce que xam nga tey am na wàllu yoo xam ne c'est sûr que ay nit ñu baax lañ kooku moom ku contre ne ñooñu du ñu war ñu baax c'est parce que bu ko gis dëgg kese mais ku bëgg gis dëgg rek day xam ne ñooñu ñu baax la ñoon sûr ñoo xamante ne ñu boroom xam-xam yañ bokkal jamono ñoom dañ leen doon tagg di dem di nekk seen ay taalibe kooku ñoom ñu baax la ñoon léegi ñu jël jamono gi ngay dund nit ñi nga xamante ne moom nga dundal te mu leer na ni ñii ay nit ñu sell lañ nit ñu baax lañ nga jàpp ne ci ay caaxaan lañu nekk mënta ne moo tax day sori nit ki ci péew yàlla bi day tax ba dootu jege ci yàlla wakaana moo tax wakaana nekkoon na imam Ash-Shafi'i radiyallahu anhu ci moom moo tax gis nga partie bii nii ñu nekk nii ci paragraphe bi li ko dal ci bil jumla loolu ñëw na ci chapitre 6 bi wakaana nekkoon na imam Ash-Shafi'i radiyallahu anhu doon wax na kasiran daa bari maa yaqulu lu mu daan wax naan al inkaaru dingat ruknun ab ponk la azimun bu rëy min arkaani shirk ci ponk kéefër wan nifaaq ak munaafiq wa qaala al imam Shafi'i innahu ruknun min al kufri fa janibannahu comme ni Cheikh Hadji Malick wax la na waaw maanaam ponk bu rëy la ci kéefër mu ne li am na ndax aslal kufri cosaan ak kéefër adamu tasdiq mooy ñàkk dëggal fii xaqi foofu wowul moo tax moom ñàkk dëggal fii xaqi nabi ci àqu ab yenent bi salla yàlla julli allah bur yàlla alayhi wa sallam te musal ko te musal kufrul kooku kéefër la ku bu dee yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nga ñàkk koo dëggal kooku yéefër la wa fi xaqi taabi waaye ci xaqu ku topp la woo ñeel ko koo xam ne moom yenent bi sallallahu alayhi wa sallam la topp fi tegoon tànkam mu teg ko fa salla yàlla julli allah bur yàlla alayhi wa sallam te musal ko
nga ñàkk koo dëggal moom it kooku nifaaqul naafiq la. donc boo weddee yonent bi yéeféer ngay doon. waaw mais bu nekkee da ngaa wedd waliyu bi nga xam ne moom ak moom leer na ni kii dëgg nitu ku sell la. naafiq nga. fali taabi moo tax ñeel na aji topp ci xaqun àq kama kenn ni nga xam ne lil mat booy ñeel na kañu topp àqun àq is ndax lan al aynu jëmm al mu maanaam source bi cosaan al mumiddatu bay aji tëbb waaxidatun benn rek la kon fal inkaaru dingat di zanni ci njort wala wax mi ak def le kulluhu loolu yëpp mag moom mun nañu ngaañu la parce que en fait ñooñu boo leen dingatee du fu leer nga koy teg ay je pense que il paraît que en général yooyu rek ngay foofu koy teg ak gars yi nee nañ lay la diggante yéefar ak naafiq boobu bu ci gën a garaaw. yéefar moo gën a garaaw bi yenent bi sallallahu alayhi wasallam wax nga ni du dëgg foofu moo gën a garaaw wala yu wax nga ni du dëgg moo gën a garaaw waaw yenent moom moo gën a garaaw la sallallahu alayhi wasallam wa kadhalika ni ki noonu aljidaalu di ngat dàggasante la siyama rawatina aljidaalu di dàggasante fil kalaamillaahi ci kàddug yàlla taalaa ji kawe ji wa kalaami rasuli ak kàddug yenent bi ndawam li sallallahu alayhi wa sallam wa kummali ak ñi mat warasati yi ci ñi ko doon minal awliya yi ci yenent yi wala ulama ak borom xam-xam yi radiyallahu anhum ajmain radiyallahu na gërëm allah bu yàlla an tam ajmain mboolem seen waaw loolu la ni ki noonu tam bokk na ci yi tax nit ki du gaaw a yegg ci yàlla dañ koy dàq ci yàlla bi mooy muy bari lu muy dàggasante ci wax joo xam ne yàlla ci boppam moo ko wax kooku kéefër lay doon ak wax yenent bi sallallahu alayhi wasallam waaye bu dee wàllu yenent yi nga xam ne wax borom xam-xam yi nga xam ne radiyallahu anhum ñoom ñoo doon yenent bi sallallahu alayhi wasallam ñooñu kooku ak naafiq lay doon ba pare nit ki du yegg ci yàlla dañ koy dàq sax ci pays yàlla bi walidhalika loolu moo tax taala mu sori mu yàgg gudd ak tariqu yoon ilallaah jëm ci yàlla taala ji kawe ji wa ila maarifati ak ci xam xadaraat yi xadaraam ya wa xadaraat ak xadara asmaa yi turam ya wa sifaati ak melom ya ala ahlil mira ci ñoñu maanaam werante wal jidaal ak dàgge wa faqadoo moo tax dañuy faat maanaam dañuy ñàkk almaunata ak dimbali ak xeetlik alakti saabi ci fàggoo al axlaaqi jikko yi annaba wéetee ko ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam loolu moo tax ñi nga xamante ne dañoo bëri lu ñuy werante ak lu ci dàgge ñooñu duñu gaaw a maanaam pour ñu yegg ci yàlla lu jafe la pour ñu yegg ci xadara yàlla la wala xadara turu yàlla yi xadara melo yàlla yi yëpp day jafe ci ñoom ba pare lépp lu leen mënoon dimbali pour ñu mën a acquérir loolu statut affaire boobu ak jikko yenent bi sallallahu alayhi wasallam ñu acquérir jikko yi nga xam ne jikko yenent bi lañ sallallahu alayhi wasallam da leen di jafe mina zodi lu demee nekk maanaam mina zodi muy lim kem maanaam mina zodi ci lu demee nekk azodi dëddu àdduna dëddu fi dunya ci àdduna wa qasrul amali ak gàtt ay bëgg-bëgg bañ a bari ay projet wa qiyaamul layli ak di taxawal naafila guddi wa tarkil kibri ak bàyyi rëy wal xasadi ak bàyyi iñaan wal riyaay ak ngistal wal i'jaabi ak bàyyi yéemu ci sa bopp di yéemu wa ghayri zalika ak yeneen yurul yi mimma ci yoo xamante ne yuxlifu dafay wuuteeg ak diine kama huwa kéem li nga xam ne rek musaadun noonu lañ koy gisee waaw comme niñ koy gisee ñooñu en général loolu da leen di jafe yàlla nañu yàlla sàmm ñooñu dañ dul nangu ku leen teg ci yoonu dug dañ ko nangu dañ ko dul man sax bu baree looy diinga ak a werante loolu def luñ la wax nga ni non man c'est que loolu lii moo tax nangam di wut tout le temps ay lay yu lay génnee ci problème bi maanaam yu lay génne ci mball bi luy tax ba doo mën a voilà tout le temps nga wut lay loolu moo tax ba pare tamit di werante ci waxu nitu yàlla yi waxu borom xam-xam yi ñu wax nga ne wéy loolu dañ ko doon wax mais xam naa nangam boo moytuwul léegi mais à notre époque c'est que loolu moom boo koy wax tout le temps jamais nga tegu ci dëgg nit yoonu nitu yàlla yi luñ la wax nga ni kii déedéet kee man ko woon c'est que kii lii c'est que kii laa gis nga moo tax xale xam nga xale amul loolu xale
du bari lu muy werante du bari lu muy dàggasante loolu moo tax mu neex a gindi loolu tax tey boo jëlee xale nga gis mu màgg ci milieu boo xam ne dañ ko jàngal sell te ak mbaax da ngay gis day màggaale loolu da ko yomb te xanaa gisoo ni nit bu nekkee xale souvent di fekkee jotaayu xam-xam yi jotaayu diine yi da ngay gis muy bëgg di jëfe exactement li muy dégg muy day jëfe li mu doon dégg te loolu da nga koy remarquer diggante bi nga nekkee xale ak bi nga nekkee mag ñun bi ñu nekkee xale lu ñu daan dégg ne lii baax na lañ ko daan def waaye léegi moom am nañu yàlla sàmm te ak ay ñu daan yomb. wax nga dëgg de ci sama maam. wax nga dëgg. da daan yomb. si dégg naa Cheikh Abdoulaye Dieye mooy papa yi suñu doomu Dieye bi politicien waaw papam mu ne mu doon wax naan Sëñ Tuubaa moom radiyallahu anhu bi mu nekkee xale da daan dégg bi mu nekkee am ay 6 ans dañ ko daan waxtaan naan ko gis nga nitu yàlla yu njëkk yi dañ daan def ñoom dañ daan naafila guddi ak yu mel noonu âge boobu ñu ko daan gis guddi gi ñu koy bett muy naafila guddi gi parce que dañu nitu yàlla yi ñoom loolu lañ doon def xoolal Abu Yazid al-Bistami radiyallahu anhu bi mu nekkee xale di jàng alquran ba yegg si yaa ayyuhal muzammil qumil layla illa qalilan yow mi nga xam ne yaay sàngu jugal guddi gi nga naafila lu dul lu néew aw nisfahu wala genn wàll gi aw zid alayhi wala nga yokk ci genn wàll gi aw inqus minhu qalilan wala nga wàññi ci tuuti aw zid alayhi wala nga yokk ci tuuti warattilil qur'an tartilan te ngay jàng alquran jàng bu dal te leer mooy tartil bi mu ko wax mais tartil c'est que li mu particulier mooy day ànd ak di settantal maanaa yi mooy ngay wax jàng alquran di settantalaale maanaa yi mu ne ko del def noonu léegi mu ne waaw mu ne papa ji wala maam ji daal su ma juumul nag papa ji la mu ne ko waa ñii kii lu tax du ma gis nga di ko def man de dama koy def léegi mu ne ko sama doom kii yenent bi la woon sallallahu alayhi wasallam bi mu demee ba ci jeexatalu saar ba mu gis alquran naan inna allaha ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay layl wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak mu ne yàlla xam na ni yow di nga jug guddi gi genn wàll gi wala lu ko wala ceer bi mu ne yow ak kuréel ci ñi ànd ak yow mu ne waaw léegi ñi ci des nag léegi dootul yenente bi kese sallallahu alayhi wasallam mu ne ko nooy ñi sama doom ñi saxaaba yenente bi lañ radiyallahu anhum mu ne nag Abu Yazid al-Bistami déglu wax radiyallahu anhu mu ne man de loo xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam da koy def saxaaba yenente bi sallallahu alayhi wasallam dañ koy def radiyallahu anhu man de dama koy def te boobu xale bu tuuti la woon baax dañ koy màggaale non si wala boog nit ki bañ a nekk koo xamante ne duy di werante wala duy dàggasante moom bu déggee dëgg rek day gaaw a nangu même bu dee manu ko danaan ne il faut ma jéem ko mais du def comme ça mas gi ni ñuy def loo wax rek ñu jéem wut lay ba génn ci ñoom c'est que boo moytul xam nga jamono jooju nangam dafa fekkoon boo kii déedéet amul dafa fekkoon dara parce que jamono yëpp ak li leen di préoccupé ah oui même ki nekk ci àll bi moom kese am na lu koy préoccupé du lekk xanaa du naan dina am day am ay préoccupation ah oui jamono ju ne ak li lay préoccupé bu ñu yaakaar ne ñun ñi gaa yi njëkk yi ñoo ñu ëppoon temps de ñoom bu ñu daan tukki daanu ñu jël oto des jours et des jours. ah oui daanu jël avion xamuñu ko woon sax ndax dafa amul woon sax faf ah non bu leen def ay togg amul gaz ay cuisinière yooyu déedéet matt la ñuy wuti yi ñoo koy wut
te teewul dañ daan def yu baax yi dañ daan sàkku xam-xam yi et cetera téere yi ñoom yoruñu ko woon comme nii dañ ko daan bind ay maxtuutaat la doon këyit yi lañ daan wuti ci këyit dafa jafe woon sax melul comme léegi waaw dañ ko daan wut di bind yitte dongo la du dara yitte kese la du leneen du dara leneen yitte rek lañ ñu ëpp. faut retourner à l'essentiel. ah oui parce que c'est que le problème mooy boo bëggee tegu ci yoonu jub bi sa entourage ci boppam ñoo lay jéem a fexe ba doo ko tegu parce que dañ lay ñëw non c'est que yow xale nga nangam c'est que yow fi mu toll nangam yow nit ñooñu ngay jéem a toppandoo ñooñu mënoo mel ni ñoom ndax na lu tax ba mënoo mel ni ñoom lan moo tax wax ma lu tax xanaa duñu ay nit muy nit. ba ma amee 15 ans. man dama nekk ibaadu. du ma nuyu di jigéen sama tataay. waaw ak ñi ma dëndal kër dañoo ñëw sama yaay di ma boole. waaw noonu la ñuy def. dañoo ñëw di ma boole ni mu mudd léegi neen moom du nuyu kenn te day cëkkal léegi te loolu moom mënuñu ko nangu. waaw dañu ñëw boole sama yaay. fii noonu la ñuy léegi du ma leen nuyu ñoom man leen du ma leen nuyu. ñu ñëw ci sama yaay. ah affaire bi def tole. moom léegi moom. waaw noonu la c'est que en fait loolu li ko waral nag mooy nit bu bëggee tegu ci yoonu ñu foog mu am gàllankoor yu mel noonu te nit ñi il faut que ñu comprendre ne gàllankoor yooyu dafa naturel ci yoonu njub yaa ngi ko doon wax démb bari ki démb la maanaam am na aaya boo xamante ne chaque jour day ñëw sa xel mooy la alxuraan sourate début sourate Ankabut alif laam miim ahasiba an-naas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun barki démb alif laam miim est-ce que nit ñi dañ foog ne dañ leen di bàyyi rek ñu toog naan gëm leen te yàlla du la nattu du leen ëpp loolu mën naa yàlla ne falan wala qad fatanna alladhina min qablihim fala na'lamu alladhina kafaru wa la na'lamu as-sadiqin natt woon nañ ñu njëkk te dinañu leen nattu yéen ba yàlla maanaam ba yàlla feeñal ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu dëggu ba pare dina feeñal ñi nga xam ne ñoom waxuñu dëgg moo tax yenent bi sallallahu alayhi wasallam biñ daan jamonoom biñ daan gaa yi dañ leen daan persécuter saxaaba yi radiyallahu anhum biñ nekkee Makka dañ leen doon persécuter xam nga lan la leen doon wax muñ leen parce que ñu njëkk ña am na ci ñoom ñoo xamante ne dañoo jëloon xam nga ay peñe yoo xam ne peñe weñ la di leerli seen der bi ba ñu dee pour ñu bañ a tegu ci yoon bu jub bi pour ñu bañ a gëm yàlla pour ñu bañ a topp yàlla loolu bu dee ñun la lan lañuy wax ñu ah oui non c'est que xam nga lan la léegi à notre époque soo fi nekkee di def yii léegi doo am dara doo mën a loolu lañu layee ñu doo am dara doo xawma lan doo gaaw a évoluer ci say fi ngay liggéey doo gaaw a yooyu lañu layee ay nit ñi duñ la fonk mais ñu njëkk ñi ngeen defee ne luñ doon rek déggoo li Alxuraan fakka ayyin min nabiyyin qaatala ma'ahu ribbiyuuna kathiirun fa maa wahanuu limaa asaabahum fi sabiilillaahi wa maa da'ufuu wa maa stakaanuu mu ne ak a bari ay yenent yoo xamante ne am na ci benn jàngu Alxuraan qutila ma'ahu ribbiyuuna am beneen qaatala ma'ahu ribbiyuuna am ci beneen jàngin Alxuraan qutila ma'ahu ribbiyuuna mooy dañ leen doon rayee ay yenent ñu mu ne waaye maahu am mu ànd ak moom nag wala boog mu xeex ànd ak moom maanaam mu demoon di xare ànd ak moom ñan ribbiyuuna ñu fees dell ci yàlla kasi ñu bari waaye bu ñu leen rayee fa maa waxanu duñu yokkat jekki-jekki yokkat maanaam seen ñu am benn genre toroxtaange gu ñu wane déedéet dañuy yëkkati seen bopp wa maa da'ufu néewuñu doole loolu du affaiblir mukk seen courage ba ñu gën a avancer wa mastakaanu te néewuñu gars yi comme rey nañu suñu yenente bi ñu doon àndal laan na nun nag léegi nañu toog déedéet dañu continuer
yàlla ne wallahu yuhibbul muhsinin yàlla bëgg ñu rafetal maanaam mooy ñooñu dañoo rafetal wa ma kaana qawluhum illa an qaalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala qawmil kafirin seen wax xam nga lan la woon yàlla jéggal ñu suñuy bàkkaar ñoom nekkuñu fi naan ñun xeex nañ ci yoonu yàlla ba nangam ubbi nañ ay ci déet yàlla ñun suñu bàkkaar lañ jéggal ñu ko ak li nga xam ne moom la ñu yàq suñu mbir te yàlla nga saxal suñu dëggu tànk ci dëgg gii nii ñu ne te nga dimbali ñu ci kaw noo gaa yi nga xamante ne ñoom ay yéefar lañ yàlla na fa asaabahumullahu sawaaba dunya wa husna sawaabil aaxira yàlla daal leen di fay yoolu adduna ak la rafet ca yoolu àllaaxira loolu la mais non affaire yi du ay nelaw kii affaire yi yitte la ah oui wolof yi dañ koy wax kenn du tëdd di nelaw ñu ne la këpp jógal yaay damel sama mbokk kajoor yi loolu lañuy wax di nelaw rek ñu fekk la fa ngay nelaw ñu ne la këpp jógal yaay damel moom la Cheikh El Hadji Malick wax radiyallahu fa yaa ajaban man yahrabu naara naa'iman wa man yatlubul jannati wa huwa al-awbu ay waay yéemu na waay kaay leen yéemu la ma waay man yahrabu naara ci ki nga xam ne nee na day daw safara naa'iman fekk mbiram a ngi aji nelaw tëdd nekk ci bâtiment bii ñu ne bâtiment bi tàkk yow nga ni tàkk-tàkk bi dañ cee bëgg a mucc mais yaa ngi nelaw tëdd ngi ne nelaw garaawul mais bëgg naa mucc bâtiment bu buy tàkk fii nooy def daw voilà fexe loolu bu rëcc ah oui imagine safara àllaaxira nga bëgg koo daw ci nelaw loolu mën naa ne mu ne wa man yatlubul jannata ak ki nga xam ne day sàkku aljanna yi yu neexee fële ci àllaaxira wax wala aw bu fekk moom adduna bi yëpp da koy fo amusement plaisir moom adduna bi yëpp programme yi seetaan te la seetaan film buggul film raw ko buggul match raw ko buggul série raw ko buggul dara raw ko nañ dem naa ni ji caan nañ waxtaane ji nan doxantu ci parc ba nañ def nii adduna bi yëpp loolu la ko bëgg a def ba pare bëgg dem bëgg nag nekk ci aljana yu kaw yu neexee nekk milliardaire yomb na am ay milliards ak am jafe gis nga ni mu jafe mi loolu rek balaa nga cee jot di nga wax lu leer ah te kuy fookat di fo rek foo ko fekk mu ngi fo waxuma ñi nga xam ne dañoo jël foo def ko seen profession ñooñu moom maanaam loolu ci liggéey la donte liggéey ba dafa xaraam parce que loolu ci liggéey la cadre liggéey la mais nekk di fo rek di amuser wu nekk jaare fa amee milliardaire loolu nekk amee milliard mën naa ne loolu mën na am nit ki noonu di ay milliards fii rek pour nga am ko liggéey di nga liggéey ba sonn te doo am milliard àjjana na mu neexe mos nga defee ne di fo nga defee ne nit dana ko am ci maali fo rek defe noonu maqaama yu kawee rek diggante nit ak borom dem ba jege yàlla bokk ci ñi nga xam ne ay préféré am lañ nga xam ne moom mooy taxaw di leen taggal boppam yëkkati leen boppam nga defe ne loolu nit dina ko am ci nelaw ki foo ki caaxaan mais nag loolu ñi nga xam ne dañoo maanaam ñoo xamante ne c'est esprit critique bu metti bi ñu am maanaam esprit critique bonul mais il faut nga koy jëmale fa ko jaara def nga koy canaliser waaw nga koy canaliser mais nga gis tey xam nga et puis bokk na ci mooy ñàkk gis nit ñu exemplaire loolu moom problème bu mag la
parce que boo gisee nit koo xam ne dafa exemplaire ci sa kanam mu leer na ni kii fi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam tegoon tànkam fa la ko teg exactement da ngay xam ne ndekete kat affaire yi impossible waajaa ngi nii ñoo bokk ñooy añandoo fii ñooy ndékkeendoo ah oui bu ñu rawantee daw sax ma raw ko wala yooyu lii muy def man naa ko mais bu dee doo gis exemple yooyu noonu loolu mooy indi nit ñi dañuy defe ne yi ñuy nettali ci nit yu sell yi loolu ay kii la ay lépp la dañuy dem ba foog ne gars yi dañ doon lépp quoi ils racontaient des histoires c'est des légendes en fait loolu moo ko indi moo tax nag loo leen wax ci ne nii lañu war a doxale lii lañu war a def dañuy defe ne dañuy defe ne manta ne non c'est que loolu bu njëkk ba la woon. comme si en fait maanaam ñuy seetlu yu ñuy wax ils n'ont pas existé. voilà. ce n'est que dans l'imaginaire des gens. voilà wala ñu ne loolu ñu njëkk ñu la woon ñu njëkk ñu. ñoo mënoon loolu waaye ñun léegi mënatuñ ko lu tax. xanaa du même suuf si ngeen doon dund xanaa du même jant bi leen doon tiw xanaa du benn ngelaw ngeen di noyyi xanaa du sa ndox mi ngay naan sax a gën a potable ñoom bañ doon naan xanaa du yow am nga jus d'orange ak jus de pomme ndox mu ñuul bi ak yeneen te ñoom amuñu ko yow moyens yi nga am ñoom amuñu ko rien que pour sàkku xam-xam kese waxuma sax jaamu yàlla bi mais sàkku xam-xam kese yow moyens yi nga dajale ak sa temps libre bu bari bi nga am ñoom amuñu ko woon ñoom bu ñu xësee ba toog fi ñuy jotaay bi bu leen dara rëcc parce que bu leen dara rëcc mooy doot ñu ko dabaatal parce que sëriñ bi benn yoon la koy wax te yow yor nga ay enregistreur MP3 yeeg et cetera téere yi yow da ngay dem rek jënd ko indi téye ñoom dañ ko daan recopier parfois nga dégg te ba bu yàggul dara Sénégal jamono yu yàggul dara lan lañ doon def dañ naan la téere sax nga Mauritanie ko moom Mauritanie la dëkk wala ko moom Kajoor la dëkk te yow Bawol nga ne da ngay dem àbbi ji ko wala nga def da lay jaral téere bi da nga ko bëgg da lay jaral nga dem tuxu dox ba foofu parce que amul wala nga yëg sa fas xanaa parce que oto moom am fóor nga dem def fa ay fan pour bindu téere pour bind téere bi recopier ko soo paree nga doog a dellu wala boog mu àll ko nga toog fa liir ko soo paree nga doog a dellu mais boo demee ba affaire yitte kese la bu ñu kenn nax xam nga lan la affaire bi yitte dong la mu wax dëgg la mu wax nee na téere yi dañoo gën a bëri ñii di gën a réer nit ñi gën a réer waaw garab yi di gën a bëri ñii di gën a feebar loolu la affaire bi du leneen waaw mu ne wa fil xadiis yi nekk na ci xadiis as-saxiix bu wér bi mu ne ashaddu naas gën a tar ci nit ñi azaban mbugal yawmal qiyaamati bi su taxawaay ba mooy aalimun boroom xam-xam boo xam ne lam yanfa'u jariñu ko Allah bur yàlla bi ilmihi ci xam-xamam ñooñu gën a tar mbugal yawmal qiyaamati xadiis bi mi ngi ci Ibn Hibbaan solo na ko niki noonu ci maanaam ci al-Mu'jam as-Saghir la ko solo voilà dégg nga imam Ibn al-Munziri solo na ko tamit al-Hafiz al-Munziri ci at-Targhib wa at-Tarhib waaw ala kulli haal maanaam loolu la mooy koo xam ne xam na ba pare xam-xamam jariñu ko dara bu ñu waxee boroom xam-xam nag waxuñu nga nekk ab imam Malik wala nga xaar ba nekk ab Sayyid Abdul Qadir al-Jilani de radiyallahu anhu ajma'in ñoom ñëpp déedéet waxuñu lool de
nit ki bu xësee ba xàmmee xam ne yàlla lii la wax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam lii la wax lii moom mooy mbir mi nii lañ ko war a defee lii lay tekki loolu mooy xam na léegi nag nga xam ba pare yàlla jariñu la ci sa xam-xam ñooñu ñoo gën a metti la mbugal yow ma xeebate fa man képp koo xamante ne raxiba dafa xemmem fi dunya ci àdduna wa zinataha ak taaram jàppal lam yanfa'u du ko jariñ allahu yàlla bi ilmihi ci xam-xamam koo xam ne daa xemmem àdduna ci taaram yooyu ñooy objectif am yooyu daf koo bëgg lool kooku yàlla du ko jariñee xam-xamam maanaam da lay wax li tax nit ki mën na am xam-xam ci xam-xam bi du ko jariñ dara waa man képp koo xam ne taalaat gudd na amaluhu rëy amaluhu ay namm-namm maanaam ay projet yu bare lay la bëgg sonk am ko ci affaire àdduna yépp di yëfi àdduna dara yàlla nekku ci lam yan faaw du ko jariñ allah bu yàlla bi ilmihi ci xam-xamam wa man képp koo xam ne taraka dafa bàyyi complètement ba doo ko def mu qiyaamul layli di naafila guddi lam yanfa'u du ko jariñ allahu yàlla bi ilmihi ci xam-xamam wa man képp koo xam ne takabbara dafay rëy lam yanfa'u du ko jariñ allahu yàlla bi ilmihi ci xam-xamam wa man képp koo xam ne xasada dafa iñaane ahadan kenn lam yanfa'u du ko jariñ allahu bur yàlla bi ilmihi ci xam-xamam waqis nattal alayhi ci loolu qiyaas ci sa'iral ma'muraat mboolem li yàlla y digle wa tarka ak bàyyi sa'iral manhiyaat lépp li nga xamante ne moom la yàlla y tere waqat dëgg-dëgg kaane nekkoon al-Cheikh Abul Hasan al-Shazili radiyallahu anhu yal na yàlla gërëm ko yaqul day wax naan laysa nekkul al-kaamilu ki mat min ar-rijaal ci lutu yàlla yi man ki nga xam ne yasulu day jokkale kulla yawmin bis bu nekk alfan junni min al-awaami ci amatu naas yi ñi nga xam ne jaamuñu dara mu jël junni ci ñoom yóbbu leen ci yàlla xam nga lu tax kooku du werante bi ñu doon wax sax kooku du ko def kooku sëriñ bi day gëm sëriñ bi lu ko sëriñ bi wax rek day def day xam ne sëriñ bi dafa mat et cetera bu xasee ba jàpp ne sëriñ bi wàllu yu la kenn mënul fex loola tax amatu naa si aussi bu ñuy sànku ñoo gën a gaaw sànku bu ñu taseeg sëriñ boo xamante ne ak caaxaankat la pour mu sànk leen ba ñu dem moo gën a yomb aussi parce que du am esprit critique moom ñi jàngul dara ñi ni ngi noonu bu matee tombé rek ak sëriñ bu baax bu mat yegg ci yàlla lu gaaw lay doon daanaka ci fraction de seconde sax sëriñ bi moom bu dee baax na dëgg ci daanaka ci lu gaaw sax mën na ko yóbbu ci yàlla mu yegg waaw jël junni ci mel noonu nag ñoo xam ne jànguñu lu bari xamuñu nga yëgal leen ci yàlla kooku doo yomb na mu ne kooku du kooku matul du kookooy ki mat innama li am res mooy alkaamilu ki mat nag man mooy ki nga xam ne yasulu dana jokkale faqihan benn borom xam-xam fiq kasiral ji daal bu bari lu muy dàgg sant fii mi ati amin ci biir ci diira téeméeri at maanaam téeméeri at mu fekk benn borom xam-xam fiq boo xam ne esprit critique bu rëy la yor mu fexe ba mu yegg ci yàlla ci téeméeri at kooku moom ku mat nitu yàlla bu piira ngoo ku man loolu wa fii qissati nekk na ci qissa mooy histoire récit Moussa yent yàlla Moussa wal Xadir alayhim assalaam alayhima yàlla nekk ñoom ñaar asalaatu julli wa salaam ak sëlmal kifaayatun lu doy sëkk li kulli mu'tabar ñeen képp kuy ab jàngat ku bëgg la jàng leçon rek diggante yent yàlla Moussa ak Xadir alayhim assalaatu wasalaam doy na la sëkk waxat dëgg-dëgg kaana nekk na aaxiru mujjantelu kalaamal Xadir kaddu Xadir li Moussa ñeel Moussa alayhi salaam mooy def ni ko haza lii day firaaku mooy tàqale bay nii sama diggante ba bay nekk ak sa diggante ak yow walidalika loolu moo tax qaala wax na allah bur yàlla li nabiya nayo neel suñu yenante ba Muhammad sallallahu yàlla julli alayhi wa sallam te mu salma mu ne ko waqul waxal ne rabbi yow sama borom zidni yàlla nga yokk ma ilman xam-xam waaw yent yàlla Musa alayhi salaam ak Xadir lan moo tax yent yàlla Musa alayhi salaam mënul woon jariñu totalement complètement ci li Xadir alayhi salaam doon jàngal lu tax parce que esprit critique am bi la lu mu def mu ne ko lu tax nga def lii du nii après lan fan lañ mujjee yow mënuma la li nga bëgg ma jàngal la ko li nga bëggoon ma xamal la ko fi loolu man mënuma la koo xamal parce que da nga bari werante
loolu moo tax tam bokk na ci teggi ni nit du wax sëriñum li ma lu tax bokk na ci kàddu yi ñuy tere lu waral lii lu tax pourquoi je suis pas d'accord je partage pas cette idée déedéet loolu bokk na ci yiñ dul wax moom kay da ngay laaj rek ah waaw loolu de bëggoon naa ci ak leeral bu gën a bari ndax man dafa am lu ma ci jaaxal mooy nangam ak nangam teggi ni lu am solo la waaw nangam ak nangam daal moo ma ci jaaxaloon waaye nag ah non loolu mënta ne li nga wax déedéet je suis pas d'accord ci sa sëriñ waaw dégg nga mu ne kon nag fa talaba mu sàkk minu ci moom maanaam yàlla sàkk ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam an yas'ala ci mu laaj ak ziyaadata yokk minal ilmi ci xam-xam laa minal xaali waxu ko ne ko yokk ma xaal dañ ko yokk ma xam-xam mais wax ko yokk ma xaal kon liñ doon wax sànq dellu si na li am na ndax kat ziyaadatul xaali yokk xaal moom tuuri su day waral kasratul inkaari ñuy bari li ñuy déngat ala saahibiha ca ko yor rek wallahi ko te li yelloo mina rusuli ci yenent yi alayhimu salaatu wassalaam al ittisaafu mooy meloo bi maa ci loo xam ne tata allafu dana nooye bi ci moom dana woyofe dana nooyee dana maanaam bi ci moom alquluba xol yi kala ilmi kem xam-xam maanaam yenent yi alayhi salaam li yelloo ci ñoom mooy ñu melowoo loo xam ne xol yi day mën a am maanaam ñeewante day mën a am askanonte ak sensibilité par rapport ak loolu voilà dañuy mën a affinité dañuy mën a am affinité par rapport ak affaire boobu comme xam-xam ndax xam-xam moom ku ko xam ku mën a doon moo tax même xam-xamu caaxaan yi boo gisee en fait ñi nga xamante ne seen même ñi gëmul yàlla di d'accord ci li scientifique yi di wax ba pare ñu koy seen xel di ci dal mooy xam-xam la daa leer mbir maa ngi nii xam-xam bu leer la moo tax ngay gis li techniciens yi scientifique yi di wax dañ koy gëm gaaw tey boo woowee ab technicien fii nga indi ab atte technicien bi wax benn affaire da ngay gis waa ji du am problème pour gëm ko wala benn médecin mu wax ci affaire médecine yu garaaw yooyu noonu yoo xam ne moom mii xamu ci dara mais day d'accord ni waa ji li mu wax dëgg la ndax xam-xam moo tax waaw dégg nga mu ne fa innahu ndax lu yor boor mooy moom xam-xam yazidu day yokk saax boo boroom ay idaaxan ak leeral wa kashfan ak wuññi watti saan ak a yaatal wan shiraaxan ak yaatu ak maanaam ubbeeku wa tastamiru te day jegg ilayhi jëm ci moom alqulubu xol yi dangay gis souvent ku am xam-xam day tax li muy wax ak li muy dox day gën a leer ba pare day ab dévoilé wu leer ba pare day yaatu waaw ba pare maanaam dënn yi dañuy ubbeeku par rapport ak li muy wax ndax dañuy xam ne kii li muy wax raisonnement bu leer la maanaam sama xel àttan na ko te ku ko dégg xam ne kii li muy wax dëgg la bu dee waaju du dingatkat bu mag ba pare xol yi dañuy jéng di jëm ci li muy wax parce que yàlla noonu la bindee nit ñi fal waajibu kon nag lu war la li war ala kulli ci képp ala kulli man ci képp koo xam ne araada dafa namm taqribo ak jegeñam ila xadaratul qurbi ci xadaray jegeñ min al xaq ci bur yàlla taala ci kawe ji wa rusuli ak yeneen taami wa awliya ak wàllu yóbbi laa yabxas mooy li war ci moom mooy laa yabxasa allah yabxasa ci muy bañ a dingat di bañ a lu ñu tubaab wala yu jaadi la maa muy dingat fi kalamihim ci seeni kàddu bal li fi nekk yuqbalu day nangu yuqbilu day jublu bokk alal amaliti yu jëfe bi kulli ma ci lépp loo xam ne amaru bi yi ñoom digale nañ ko qabulal abdi nangu jaam ak saalixi bay aji sell laa siyama rawatina kalaamu kàddu arbaabil ahwaali borom xaal yu rëy ndax fa inna xaalam li war mooy seen xaal min axrabil umuri bokk na ci mbir yi gën a tumuranke wal inkaaru di ngat ala ahwaalim ci seen xaal yi xeyru jaa'izin nekkul lu dagan zalika loolu nag annahu daf fekk ne moom laa xale la amul maanaam ak
rëkk-rëkk ak problème fii zahiru sharia ci zahiru sharia bi ci biti sharia bi afaalim ci seen jëf li adami ndax ñàkk ittibaal xalqi topp mindeefi fii shay'in ci dara min ha ci loola kama kem li nga xam ne boo loolu shahidun mushahadun moom la ñuy jàkkaar lool wal inkaaru ndax dingat la yambaghi yelloowul illaa lu dul ala shakhsin ci kaw nit koo xam ne xaraka dafa xotti al ijmaa boroom xam-xam yi bi ghayri mu'tamad ci lu mu tegul fenn la siyama rawatina initibaa bu fekkente ne topp nañ ko alaama ci kaw li nga xam ne xaraqahu loolu la xotti wa zalika te loolu lii ñu wax de laa yaqaw du rot du xewe min wali ci benn min wali laay ci wali yàlla taalaa ji kaw ji xattul mukk waaye nag woo foo mu ne maanaam fii lu am solo la wax maanaam fii lu am solo la wax dani li war ci képp koo xamante ne da ngaa bëgg a jege yàlla xadara yàlla bi ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak wàllu yoom bi mooy muy bañ a luñ ñu tuddi ek dàgg sante di dàgg di werante ci seen kàddu yi li mu war a def kay au contraire mooy muy jublu di jëfe lépp loo xamante ne rek wàllu yi boroom xam yàlla yenente bi sallallahu alayhi wasallam wàllu yi wax nañ ko parce que yàlla léeg-léeg mu wax loo xamante ne yow comprendre loo par exemple tey bu nee la da ngay julli tisbaar 4 rakka nga koy def te boo koy def doo tari ci kaw suba gi nga def 2 rakka nga tari ci kaw xam nga loolu amul dara loo ciy comprendre ah weeru koor la wax nga weer ko lu tax waxul beneen waaye koor la wax xam nga comprendre aussi dara lu tax mu nekk 30 jours kii weer te waxul 2 weer wala waxul 15 jours wala 25 jours ba munoon na ni 29 jours yu njëkk yi ci weeru koor ngeen woor ko waaye dañuy weer bi mooy bu nekkee 29 wala mu ne 30 ah tisbaar lu tax waxul def non tisbaar defal 3 takkusaan nga def 4 yooyu waxu ko lan moo tax du 2 lu tax du juróom du juróomi rakka loolu xaw ma ci dara ni ma yàlla moo ko wax dama koy def waaw taana yàq na yàlla moo ma wax ma def ko amul benn problème yeneen bi sallallahu alayhi wasallam léeg-léeg mu wax tamit yoo xamante ne tamit doo comprendre dara ci loolu wala mu wax joo xamante ne sa niveau xam-xam yëggagu fa da ngay nangu rek toog exécuteur rek parfois sax ñoom ñu wax loo xamante ne parfois sa jamono yow gi ngay dund scientifique yi ñuy wax wala médecin ya wala ñeneen ñi wala philosophe ya wala xawma lan la ñoom duñ d'accord ak loolu mais est-ce que dañ naan non scientifique yi nee nañ lee kon nag li yeneen bi wax sallallahu alayhi wasallam déedéet xoolal par exemple ba bu yàggul dañ jàppoon ni jant bi du yëngatu day fixe rek planète yi ñooy tourner autour te alquran dafa waxoon ne wash-shamsu tajri bi mustaqarrin laha weer jant bi day daw jëm ci mustaqarr mooy place bi nga xam ne foofu mooy mustaqarr mooy fa mu war a teerejee terminus waaye loolu duñ ko découvrir yàggu est-ce que jamono yi gars yi doon wax naan le soleil est fixe et planètes yi ñooy tourner rek autour du soleil est-ce que dañ naan alquran li mu wax du dëgg parce que scientifique yi wax nañ leen déedéet le pire am na benn reportage bu gars yi def ci yent yàlla Souleymane alayhi salaam archéologue yi daal ne palais yent yàlla Souleymane bi gars yi nañ koy waxee c'est trop palais bi en fait loolu du woon sax du dara gis nga nii rek la tollu daal di wane benn place wane ay ci daal di voilà c'était pas génial hein comme ni gars yi wax est-ce que day tax ñun ñu ne génial loolu déedéet alquran moo ne Bilqis reine de Saba ba mu ñëwee sax moom dafa demee woon ni hasibathu lujjatan fa kashafat an saqayha dafa jàppoon ni affaire bi ndox moo taa maanaam moom bi mu ñëwee taxaw tellement affaire bi dafa rafetoon que moom dafa defee woon ni dafa yëkkati maanaam dafa wuññi yeel yi maanaam parce que mel ni comme kuy jaar fu ndox am tellement affaire bi dafa rafetoon mais dafa defoon ni dafa defoon ni ndox moo fi nekk ndax da doon seetu ci affaire bi mooy kii yi nga xam ne da nga ciy seet
comme ni pas aso moo wàcc Paris sa waay oto bi daw nee na may seetu ci bâtiment bi mu may seetu ci bâtiment bi dëkk bi rafet na waaye moom it mu doon ça veut dire en fait que terreau bi peut-être vert la woon. voilà en tout cas moom daal mi ngi ci doon seet moom ni mu kuyee dafa defoon ni ndox la Alxuraan wax ñu yooyu yow nga taxaw archéologue yi ne noonu woon dara finalement yow nga gëm. Est-ce que même ils ont trouvé le bon palais sax. Voilà déjà. Est-ce qu'ils ont trouvé le bon palais? Le bon palais voilà Est-ce que des fois dañuy wax seen wax juum. Voilà. jamono dox ba ñoom ñu découvrir nag effectivement ñi dañoo juum. dañoo affaire bi fii juum voilà. ala kulli xaal maanaam loolu lañ ci jublu niki noonu wàllu yi tamit bu ñu waxee dañ naan wàllu yi loolu la ñu wax dëgg la. dem jëfi ji ko rawatina bu dee borom xaal yi la. nga xamante ne ñoom yàlla da leen may xaal yu kawe. ñooñu diingat seeni mbir mu ne waru ko def parce que ñoom de toute façon wàllu yi ñoom benn affaire xam ko ci ñoom du ñu def loo xamante ne ijmaa borom xox maanaam borom xox yi d'accord nañ ne du dëgg du baaxul duñ ko def loolu moom da xam ko ku lay naxee leneen da lay nax borom xam-xam yi du ñu d'accord ci ne lii baaxul wàllu yu nga gis mu di ñu di ko def naan ci xaal lañ ko teg loolu du dëgg loolu mu la ci kenn nax mu ne moo tax ki jara diingat looloo tax mu wax ko mu ne ki jara diingat kay mooy ki nga xamante ne day def loo xamante ne day xotti ijma te tegu ko fenn rawatina bu fekkente ne daa am ñu koy gis ci loola di ko ci jéem a toppandoo nee na yooyu ndax loolu mu ne ndax lan mu ne parce que loolu wàllu yu yàlla du ko def mukk xamal loolu kooku seytaane la du wàllu yu yàlla mu ne woo faw ko nekk nag ci kaw nag kullu zi ilmin bépp borom xam-xam alimun ku ko gën a xam borom xam-xam waaw waaw alxuraan sax la wasalaam mooy wasalaam xanaa ñu yom foofu ci wasalaam boobu ñu nit ñu ne wasalaam bu ko defee beneen yoon ñu mu doog a tudd commencé tudd maanaam commencé lim 411 xam-xam yi waaw 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 dañoo laaj ndaw waaw te téere bi revenu waaw wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in te subhaanahu kañ la wa salaamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin waaw xëy na semaine bii di ñëw insha allah jeudi lay doon non avant peut-être si tout va bien lundi insha allah insha Allah lundi waaw Sam